Sama gars yi bienvenue sur 221 World tey nag dama bëggoon ñu analyser benn album l'un des meilleurs albums de l'histoire du Sénégal mooy LFLF de Dip Doundou Guiss te pour comprendre lépp fi la ñu fekk il faut nga comprendre si yan circonstances la ko Dip Doundou Guiss génnee parce que moment bu muy génn Dip il était vraiment très critiqué par son absence te loolu mun nañ ko comprendre parce que Dip c'est pas n'importe qui sur game bi di ko absence am dafay marqué trop les fans. te pendant ce temps ay concurrence am ñuy gagné du terrain comme Ngaaka Blindé si moment boobu. Dip nee na album bi lu mënuloon ñàkk la mu def ko di ko si vidéo bi dinaa ko décortiquer génne les messages forts yu ñuy permettre ñu comprendre vraiment sensu album bi. tax ma gëj fi du ay mattu melentaan UFC laajam dama taay ci bëreet daan amatuma lu may prouver faw ma dem ci yeneen base mbër kaamil la may daan du ko am tuuti mbërëntaan tëmbal la top 5 bënd bi jóg. Base album bi lépp fi lañu fekk mooy des trahisons, des mensonges, des déceptions, mais pas que du négatif. On va voir tout ça dans cette vidéo. Avant ngay déglu son bi cover bi day wax ak yow parce que lépp lu nekk ci cover bi c'est pas du hasard lépp am na signification. Décor bi ku ko xool di nga gis ni c'est un tribunal te tribunal mooy fu ñuy àttee dëgg di ko album bi ça vient nous parler de vérité. Marteau bi c'est pas un accessoire marteau bi c'est une responsabilité. marteau bi mooy firnde ni lépp fii la ko fekk di ko kenn mënu ko nax ci verdict bu muy ñëw joxe. kanam bu sérieux comme ku dund ay épreuves yu metti pour ñëw pour leeral un regard direct froid et lucide. couleur or bi nekk ci logo LFLF symbolise la valeur, la rareté, quelque chose de précieux. ci benn image l'artiste pose le cadre de l'album. Réflexion, maturité, justice et vérité. lépp fi lañu fekk Dip parle beaucoup de la réalité du game. et aussi des faux amis warkat yi. sàcc du sàcc ba sàcc sama sacrifice yi noon bi lay rey mën na jaar si fi sabilillahi jàgg du kàcc ba daj ma si ñun jàjjin ngeen ma bon jin ma soxot jin ngeen ma yéefar ak illuminati. 40e jour nekk son bi nga xamante ne Dip ci la gën a lâché aussi sa position dans le game réglé wàlle si quelques comptes. jaraloo leen ma may génnee sama deuxième suuf liggéey ba ñàkk ngeen tayal sawar a jëw bay yuut xëy si jaadu yoon gont jubal penku ba ñu ma leen daa fekk sum leen suulul dañ may suul. son yu bëri ci album bi c'est des messages de motivation pour wan la ni nan ngay def ba génn ci pour wan la ni dara yombul. bés dina tar doo gis kenn kon jëli li des mën nga jëli li des jugal jëli li des lépp ci xel rek lay feeñ jëli li des. mais aussi la vie quotidienne au Sénégal. fii ñi dàkk jaay seen taat ñoom seen cëri du feeñ noo duñ sàcc kat yu maag bu dee soluñ ñu fes ku ñàkk wéet ñu ndox yi taay tax suñ kër yi di fes luy sa njëriñ ñu xeex texeeg tekki xëy na safaray changé nit fi doomu taal taxul ba këñ. ak jafe-jafe jeunesse bi face au chômage. munul nice fine suñ dëkk du gaat bàyyi fi jeunes yu dul am jëgam duñ def lu dul taaj caayin ba lët ba bi ak daayis door kol ko fi saak jaay réer si zaar ak baatin fen ak dëgg bëccëg night time. Dip nee nañu indirectement boo nekkee ci yoonu ut foog ngay am lu ngay moytu lu bari. bul xam ku baax ci yow ak ku la jekkoogul ba tey loo baax moytul nit yi foog ni sa xol moo sut sa xel fi da ngay dee ci nit mu lay xon pour nga dee. Dip nous rappelle que la réussite n'est jamais un hasard. des fois nga sul sa tànk dooran teg live nangu seel métit heure ménage door a ker naaj yàlla nañu yàlla musal ci compte bu fees ak ruu bu vite musal ñu tam ci togg ak ñëpp bég ak wét ci rukku triste xel kenn du ci liir kenn mënta xam lu weex ak ñuul ci nit. ci album bi dañuy gis Dip il parle beaucoup de ses sentiments des regrets aussi des blessures du passé dem na sax ba ci di wax ay affaires de mystique. sëriñtu job ma nga bëggoon du man ay petaaw nga gis pënd yow waaye man ak sans comment dinaa jóg mbaam du xaar. Dip jafe-jafe yu mu dund parfois daf ñu koy wax directement mais parfois sous forme de métaphore comme son bi di Homie. xarit dëmm la chaque année ma koy gën a gëm ndax mbëggeel du jaay divorce du fay dot njëkk a jooy mi raas ba noppi xew dëj nit yi ko jaan la feesal dell ci jëmmu xaj li ko taal ba tey mu yegg lay njëkk a fay pexe noonu du contre yow pour yow la nigga kenn mënta gaaw si tijji xel ni paaka si xol. Sunshine mooy son bu gën a personnel en termes de sentiment bu Dip def ci album bi. sama àcca nag sàcca pàncege si ma kaay waay sama amul baay waay bëggal ma dégg bye bye. I just wanna know when you gon' give me last dance one more. I wanna know, let me know if you gon' give me my chance one more. Dip nous parle de loyauté et de fidélité si son bi di doon benn. dama bëgg ñu sey sama ndaanaan
xol bi yaa fi fees xam nga ko you know dama bëgg ñu dem fu sori loo bi ma la gisee nga may xool di ree sa ba ñu weextaal ci sa bëti laa gisee sa mbëggeel xam ni na xoma non non non. mais aussi comme son bi di dee si yow Dip nous parle si ay relations yoo xam te ne dafa compliqué. mu lool ma doon nit ku dul mës am chance su mbëggeel yenn saa ñu jàppante si wax xoli fees rongoñ di toog bul di denc ci lenn bee yaay leer bi fees ci sama xol leer bi deew ci sama kaw bi deew bi leeral sama yoon I miss you every day and more than yesterday I need your love. Seetu mu nekk titre bi nga xamante ne dafa am solo parce que seetu mooy booy xool seetu sa bopp ngay gis Dip nous rappelle que ni ku nga war a wóolu mooy sa bopp. Du coup si son boobu il parle beaucoup des relations mais aussi beaucoup de trahison moo tax mu tuddee ko seetu maanaam ku nga war a wóolu rek moom mooy ku ngay jàkkaarloo ci sa seetu. life amul solo lu dem ba jar fi lii dem leen tijjil sam xol mais ñoom si poche bi la ñuy jàppee nit ngay jàppee nit sa bopp muy teg sa kaw ay stratégie ñaata million lañ ma fi dóor mais bon ñi tedd ñëpp jaar nañ ci doo wax si ñoom danga leen di classé ni ex puis lépp ak ay yombu jot après mu jafe ni fay ak noo mënti jàppee nit day xëy bis klaate bis fay fen danga koy jàppee ni glace booy amul glace bu dul say. son bi di suba je pense que son bi nga xamante ne ku nekk mën nga ci identifier parce que Dip nous parle de la réalité du Sénégal carrément. yenn saa ngay dund loo dul nettali kenn ni ku nekk si génn xamal ni yàlla du jeex glory always coming with pain homie don't worry man gotta show them that you really want it na àdduna daal coono yëfam la doo mës a tàggoog li la yéem. lu tax ci début vidéo yi ma ne c'est l'un des meilleurs albums du rap galsen c'est parce que tout simplement Dip il passe du rap pur et dur à des mélodies plus chantées. So I'm living my life, stay away from them. Don't want it like this, the fade, yeah. Transition boobu Dip def nous montre que ni Dip il a évolué musicalement. Cet album il y a beaucoup de flow lent, profond. Wait, sama gale talk man drag. Gotta talk my shit and walk my way. Jeex ba mu mel ni drop like leg. Big si guddi gént yu bon la génn. You lying, I can see in your eyes. I got myself so let me be. Plus rapide, technique. jafe ni sigi si naaj ni ku iblis di jaamu ni indu bu chirurgie ñaaw rappeur yi defoon seen xel ni que mus nañ ma fuck dañ yeew seen sili bi tâche yow manga ni ndigg bu paan say sidi tu caas te gis nga sa sikki mu caat xam nañ fu xiir bi di daw fu streaming bi aw ngay fen rek ni xiin bu dul taw ak des flows plus mélodiques, plus chantés. Give me last dance one more I wanna know let me know if you gon' give me my chance one more yeah. Mais aussi si produit on voit que c'est un album typique Sénégal parce que am na ay tama percussion. dana ajanay tabi safara si géej mu munul mandi fa nga laab moo tax ma ne wàcc naa pare wàccoog yéen ni nga wàcc naa pare wàccoog yéen eh wàcc naa pare wàccoog yéen nëga ni wàcc naa pare wàccoog yéen munoo ñeme dee. lan moo tax LF touché beaucoup de personnes parce que album bi il parle de la réalité lu ñëpp di dund la mënoo déglu album bi ba mu jeex te doo ci identifié wu ci benn son wala ci ñaar ñett peut-être sax album bi yëpp mën nga ci gis sa bopp loolu moo tax c'est un album personnel bi nga xamante ni Dip daf ñu ko ameloon comme moom nu mu koy waxee album la bi nga xamante ne il fallait que mu génnee ko. album bi peut-être mën na bañ a bokk dans les top 3 des meilleurs albums mais c'est un album bi nga xamante ne il est juste il est vrai c'est un album bi nga xamante ne boo koy déglu di nga ci jàng lu bëri parfois mën na nekk benn conversation entre yow ak Dip parce que il raconte li nga xamante ne moom la ñëpp di dund quoi. te album bi permettre na ñu xam bu baax Dip la moo taxoon mu absenté ak Dip vraiment moom mooy kan je pense que bi mooy album bi nga xamante ne dinañ ko gëj a gis artiste bu ko def parce que c'est un album très personnel. ñetti at si rain jëm nañ ma fi rey ni xaj bu dee rey ni xaatit fees tëdd feebar jàng naa lu ne jëng naa fi mais duma mës a daanu never. Merci d'avoir regardé cette vidéo c'était tout pour aujourd'hui di la ñaan nga abonné partager liker parce que loolu dina ma aider bu baax pour may mën a def ay contenu yu mel nii à chaque fois merci beaucoup peace and love.